yi nga xam ne rek ñu ngi teewlu li nga xamante ne ni moo di Taku Show di la wax tout à l'heure ci top 5 ñu fas yéene si ànd ak yow Adjara. d'accord ci kanam tuuti lay doon Alaaji Sanjoogu Mbeng maa ngi lay nuyu di la ziar. Adja ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm. allahumma amiin sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu biir réew ak bitim réew fu waaye mën a ne. dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides Serigne Mountakha waaye di nuyu sunu Serigne sunu xarit Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké di ko ñaanal jàmm. di nuyu Serigne Khadim ne ca kër ga mënuñu fàtte ki nga xam ne moom la wax Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarim wax la di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp. di am ci ñoom mbégte kontaante nuyu Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di nuyu Serigne Medoune Sey borom Tawfekh mais aussi tamit di nuyu Mama Dieynaba Fall ñi ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu bu baax sunu tonton monsieur Lo ñi ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu sénégalais yi ñuy teewlu yëpp waaw di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi jërë ngeen jëf d'accord dañuy daal di dem régie del soit Omar foncier lakk na dëkk bi. waaw foncier moom daf mel ne sikkim moo ci lakkandoo ah. waaw mu ngi ko suuf moom dafa bëggul coow waaye bëri na coow. ah mi nga ko soxna si ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu bàyyi la rek nga mottali présentation bi. parce que waa Dugar ñoo la fi indi tey. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu di nuyu toute l'équipe de Walfadjri di kontaan aussi si vraiment invitation bi et vraiment li njiitu rajo bi commencé woon mooy la voix des sans voix yéen a ngi ci ba tey ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant. di nuyu aussi waa Dugar yëpp di leen gërëm di leen sant. ci kóolute bi ñu ma wóolu ba jiital ma ci seen coow lii ak mbébét bi. voilà di gërëm di sant ñëpp. je m'appelle nag madame Diop Ndour Ndiaye. directrice madame Diop Ndour Ndiaye loolu tax moom ay sant la dajale quoi. mais ay Sénégal mooy Sénégal. Ndour Ndiaye. te Diop la tudd sant Ndour madame Ndiaye. Diop Ndour Ndiaye ah Diop. ah loolu de. daa dajale sant yi. yow yaay Sénégal kon yow yaay Sénégal. loolu tax Sanjoogu Diop bi may tur bi nag Diop bi may tur bi. waaw Diop sant la. Diop la tudd. ma ne loolu tax ma ni ko yaay Sénégal. macha allah mais soxna si yow cabinet de consultance nga yor mais yow yaay défendre intérêt ñi dëkkee Dugar. d'abord Dugar. man mosuma fa dem. mais dama bëgg nga defal ma. foofu Dugar fan la féete maanaam ñu xam fan la féete parce que xam naa ne diggante Diamniadio. Sébeek yooyu soriwul foofu fan la Dugar nekk ci Ndakaaru. Dugar mi ngi nekk Diamniadio. donc plus précisément boo jógee Bargny. di dem sur la route nationale de Thiès. donc ba ci hôpital des enfants bi à droite. ci sa ginnaaw mooy Dugar. en même temps aussi ci brèche bi boo jógee Bargny di dem toujours Diamniadio sur la route de Mbour. boo jëlee sa droite ak sa gauche yëpp. loolu lépp ci Dugar la bokk. donc Dugar dañu naan Dugar ñu bëri yaakaar ne benn quartier li rek. mais Dugar est constitué de 7 quartiers. 7 différents quartiers. waaw mu nekk aussi une grande superficie. waaw dëkk la bu yaatu mosuma fa dem. mais mu doon dëkk boo xam ne tamit am na diversité sur le plan. culturel. effectivement li ci mel ne Dugar séeréer dañ koy wax. ñu ne Dugar pël. est-ce que sax amul Dugar wolof. il y a Dugar pël il y a Dugar séeréer il y a Dugar Lossa. Dugar Liam Dugar Aïcha Dugar Ouest. donc yaatu na ba nga xam ne nii dem nañ ba def ko en différents quartiers ndax lépp dafa mënul woon a contenir ci benn quartier. waaw mais loolu noonu yëpp muy 7 et différentes cultures aussi. mais li ci ëpp ñu nekk ay séeréeru saafeen. séeréeru saafeen waaw. kon mën nañ wax ni seen activité day gën a yëngu ci. sàmm. mais aussi bay. parce que bu ñu mujjee dem dafa mel ne gisoon naa ñuy bay légumes. waaw te loolu boo fa am importance ci émission bu ñuy lii parce que fépp fu ñuy xëccoo dafay fekk suuf sa am lu mën a jariñ ña fa ne. effectivement waaw ci te sax li yoon wax tey ji suuf pour mu am valeur il faut que da doon fekk ñu koy bay. pour mu am valeur il faut que mu fekk ñu koy sàmm. ci wàllu culture bi suuf si. nag yi ni ñu fay jaaree di fa def yi gannaaw kii seen i besoin. ay neefere noonu neefere ma ngoog waaw neefere yooyu day dundal suuf si. day dundal liy gunóor liy sax li nekk ci biir suuf si. en même temps ñiy bay di retourner la terre di ko ëlbati di ci bay ay légumes di ci bay li ñuy dundee
gisee gàncax yu bëri ñu ko ci bay loolu dafay dundal suuf ba tax boo toogoon 100 ans après saa soo ñëwee da ngay fekk suuf si baax. am valeur le pourquoi parce que kenn kiiwu ko woon kenn bàyyiwu ko woon à l'état. mais boo ko bàyyi woon à l'état da ngay ñëw fekk suuf si xar. fekk suuf si loo xam ne nii kenn mënu koo utiliser. léegi nag ci ñooñu noonu nekkoon ci di ci sonn. di ko bay ak di mettre en valeur la terre tey jii sunu borom dafa dogal yoon en personne jox leen gëdd. ci domaine national. moo tax ñu naan même bu ñu nee dañuy titrer wala ñu ne état soxla na suuf si day dem ba ci baykat yi donte amuñu kayit. day dem ba ci waxuma baykat la domaine national mais référendum 2016 bi. daa am lu ñu ci wax ci ressources naturelles yi. ok ña dëkk sa suuf sa ñoo fa ëpp sañ-sañ. tout à fait ñi fa nekk di ko bay mooy valoriser bi rek. ñi fa nekk di valoriser suuf si ñoo ci ëpp sañ-sañ muy état ak ku mun ci doon. waaw ndax moo tax ñu naan la balaa ngaa def dara demal sur le terrain nga fekk borom tool yi dédommager leen. waxtaan ak ñoom ba pare jox leen ndàmpaay. doogu mën a jël seeni suuf def ci li nga bëgg. waaw léegi suuf soos nag la am ñu ñëw. bëgg ko aakimoo loolu nag nga ñuy expliquer après ñu jox saa léegi ñu dugg nag ci litige foncier bi foofu ngay ñëw ak ñun. waaw suuf si de xanaa niñ ko bëggee jël ak utiliser ko dafa nekk loo xam ne nii lu yenwul maanaa ak lu jaaduwul ndax comme ni ma la wax sànq bu état soxlaa suuf dañuy ñëw ñu def benn PV ne nañ xool képp koo xam ne ni dafa am foofu tool na ñëw mu wanewu bu ko defee ñu mesurer xool lam fa am calculer à peu près ndàmpaayam nu mu toll. ci cas bi nag musu faa am. ci cas bi maanaam dañu jox ay étranger yooyu ñoo jógee ci bërëb glissé parce que fañ leen joxoon comme commercialul te gënalu leen ñu ñëw xool fa leen neex te gënal leen te gën a am valeur ñu glissé ba foofu ñoo samp fa. te aussi ak ay parparloo waaw nangu suufu jàmbur yi jaay leen doole toj lañ fa am yàq bien yañ fa am yépp waaw ci ñaata hectares la toll. lépp ci 159 hectares la nekk. te 50 hectares yëpp mi ngi ci biir dëkk bi. waaw ci seen i dëkkuwaay la jël seen i ay jàkkaak seen i ay cimetière rek lépp ci dëkkuwaay yoo xam ne nii daté na de 1940. la fa ñooñu nekkoon tabax fa seen i kër. kon xam nga ne bu ñu ñëwee ne la fii amuloo fi dara. te yow say maam juddu fi 1940 ñu ne la amoo fi dara dalay jaaxal lool. ça. macha allah doy na waar. ñooñu fa ñëw ñan la bañ yan nationalité la. pour mu gën a benn bi ay marocain la. ay marocain. waaw kon benn bi beneen bi. beneen bi moom nguur gi rek ñoo def taf collé. taf yëngal ma ngoog. daal di foqar ci daal maanaam li nga xamante ni bii moom mooy ak yelleef ñi nga xamante ni ñoo fa dëkkoon ci seeni suuf. léegi boobu bëgg na ni yéen. xeex bi fu ngeen ci toll. parce que xeex bi war na gën a saf. xeex bi fu mu toll. bu fi wax lakk pënë may ko mu wax mais déglu ko. dañoo war a lakk pënë nag béti dañuy lakk pënë nag béti. xeex bi fu mu toll. xeex bi daal dañu commencé woon comme ñun cabinet de consultance lañ. te dañuy màcc ak di dox ci ay kayit. waaw ndax di bëgg ci lu ñuy dox lu ne. ñu jaarale ko ci légal ba pare. waaw donc bi ñuy toucher toute l'administration jusqu'au plus haut niveau. et quand je dis au plus haut niveau dañuy commencer ci président Macky Sall. dem ci ay ministères am ak direction ba egg si Tëngéej. donc ñëpp yëg nañ problème bi. ba looloo tax tey jii ministre de l'intérieur reconnaître problème bi. ba ne population yi nañ toog ak marocains yi ñu waxtaan. nañ toog ak waxtaan. waaw parce que marocains yi proposé nañ 100 millions. dédommagement. waaw 100 millions sur 159 hectares. non bu dee naar yi sur 72 hectares. en 72 hectares la ñu ne 100 millions. bi ñu waxee loolu ma ne population yi bëgg ngeen wala bëggoo leen parce que man dañ maa yónni. waaw dama waxal. ñu ne bëgguñu. te tamit yanul maanaa. ndax 100 millions boo ko bëggee jox 72 hectares maanaam hectare bu nekk amul 1 million 500. benn ñaar fekk nga fa ay kër fekk nga fa ay tool nga rajaxe lépp sur 72 hectares. jaay leen doole nangu seeni suuf xale yi lakk fa pëna ñu jël leen tëj leen 49 mu tombeek mois de juin xale yi war a def examen ñi war a def composition noonu lañ ci toll. ñu ngi woon ci biir kaso bi donc dédommagement yooyu yëpp sur le plan physique sur le plan matériel li ñu leen yàqal lépp kenn waxul waxu ndàmpaay. te bu doon sax ci loo xam ne nii dañu ne état da koo soxla def procédure yi sax ñu mën a wax. waaye ci loo xam ne ni lépp ci foo la ci yëfu yaama neex la. te yaama neex bi yëpp ci administration Tëngéej la yam.
administrative yi nekkee ñoom ñooy def sappale ñoo ko signé wala. waaw ñoo ko signé parce que administration territoriale bi. ñoom ñoo couvrir Diamniadio parce que Diamniadio mi ngi dépendre ci Rufisque donc bu ñu bëggee def comme pick-up nag moom am na xaalis te am na doole. pick-up mooy marocain yi. mooy marocain yi. waaw moom day def lu dul di jaar fa mu war a jaar ak di def na mu war a def rek ñu koy signé la mu bëgg. ndax mënuñu comprendre. mooy da leen corrompre wala. da leen corrompre bien sûr parce que yow yaa ngi jógee Maroc ñëw. yow xamuñ la xamaandoowuñ la yow doomu Sénégal war a yëkkati suufu jàmbur ci lu jaaduwul yoon. jël ko jox la ko. te amul benn procédure légale. léegi man ma xam ndax ñoom dañoo bëgg Dougar développé moo tax wala dañu leen bëgg jaay doole. mais loolu kan la waaye impôt et domaine la d'habitude wala. y a impôt et domaine. y a la préfecture. waaw ñoom ñëpp ñu ngi ci. ba pare nag doo ko yëg ci kaw waaw. Mame Boye Diao non man kay li ma mënul comprendre mooy dañu dans un premier partie dañu wax dans un premier temps dañu njëkk wax ni marocains yi ñoo ci yor 72 hectares le reste ñan ñoo ko yore 86 hectares yi comme xam nga marocains yi ñoom la ñu njëkk implanté foofu sur 72 hectares waaw jaay population bi doole ndax problème bi mat na 10 ans ok jaay population bi doole comme ñoom aussi problème foncier du seen liggéey bi ñu leen jaayee doole xaw nañ reculer tuuti. toog ñu ñëw xool ne comme foofu nooy na 72 yi jàll na. ñoom itam ñu créé seen 86 ñëw tappale ko ci wetu 72 bi. yaakaar ne boobu itam noonu lay nooyee te noonu lay jàllee. d'accord yow dossier bi kañ lañ la ko dénk. dossier bi ça fait moins de 2 ans. moins de 2 ans waaw te boobu ba léegi yaa ngi ciy yéeg di wàcc amul benn résultat boo mën a teg ci loxo ñi la ko dénk. non. pour le moment daal lu concret comme ni ma la wax cabinet bi il faut que nga jox ma ndax boo ma nee dinañ leen régler lii wala dinañ leen jox nangam te bindaloo ma ko ci kayit damay jàpp ne waxu ngelaw la rek waaw man dama la jox kayit bindal la li nga may proposé bi bindal ma ko ci kayit ma tontu la mais loolu du fa am gis nga li ci gën a doy waar ci administration au niveau de Rufisque gis nga bu ñu lay convoqué duñ la convoqué sax ak convocation dañ lay woo téléphone convoqué la nañ daje mairie pour réunion le préfet moo woote réunion pour mairie ma ne leen man du ma dem di wuy ji convocation bu amul kayit bindal leen ñu convocation on reporte la réunion man du ma wuy ji réunion bu amul convocation luñ ci namoon ñoom pour mbañ am trace mais tappale kase parce que fii ku nekk ci administration dangaa jàng jaar fa nga war a jaar ba ñu ñëw ñu jox la poste ne la jiiteel xam nga li waa wax léegi nag ak WhatsApp beeg yeneen ak yeneen mais même boo soxlaa nit ki lu mu yàkkamti sur 48 heures war ngaa jël convocation bi yónnee ko WhatsApp mais en plus ils ont des agents pour ça il y a la gendarmerie qui est là-bas boo ko joxee ne ko adresse tel wala diw numéro téléphone tel bu ko jëlee suba balaa 3 heures de temps ñëpp dinañ jot seen i convocation ñoom suuf soosu autorité administrative bi dañ ci am parce que buñ ci amul intérêt duñ doxalee noonu ban intérêt lañ ci am waaw xam nga intérêt bi mooy comme li ma la wax rek du am kayit yëfu yaa ma neex rek la waaw te yaa ma neex bi am na lu mu lal ci suuf ndax mooy comme li ma la wax ku marocain bu jógee ca àll ba ñëw taxaw fii xamoo ko xamuma la ma jël sama suufu naataangoo sénégalais ni man foqati ko ci ay loxoom yëkkati ko jox la ko ci merci donc non mënumaa gëm loolu waaw léegi moom nee na combien de famille ñoom la ñu nangu seen seeni suuf ëpp nañ 50 familles waaw c'est que yow wax nga lu jëm ci wàllu këyit yaa ngi ciy xeex ndaw ñi jógoon nañ am na ñoo xamante ne bii jàpp nañ leen ba seen i kii yàqu na ak yooyu mais est-ce que tamit utiliser ngeen beneen moyen de pression muy dakkal lekk yooyu loolu tamit système la grève de faim grève de la faim te moom Sandiogou ci jamono ji fi mu toll nii du ma ko digal kenn mais day ubbi ay bunt non moom fi mu ne di daal ñun dañuy delluwaat ci taalum pëno baak def ne nag taal pëno comme que taal ngeen pëno jàpp nañ ay xale boobu baaxul waaw déet xam nga bee ne jàpp bee daa fekk ne cabinet bi jotul woon dossier bi jotu ko woon na mu demee woon bee passé du demee nii léegi est-ce que boole ngeen ci ñi fi mel ne société civile bi parce que gis na ni Tivaouane Peulh ak feneen di nga gis ñu dem seeti waa FRAPP seeti ñeneen pour yokk leen doole est-ce que loolu boole ngeen ko ci seen combat waaw commencé woon nañ ko ba waxtaanoon ci ak Guy Marius Sagna waaw ba am ci aussi ñeneen ñoo xam ne nii approché nañu si sur le plan ne bëgg nañ vraiment mooy d'habitude par rapport ak suñu dernière sortie de presse bii nii point de presse boobu mi ngi fekk Guy Marius Sagna ñu ngi ko jàpp donc am na yeneen ñoo xam ne nii rapproché nañu uniquement pour mun ñu dooleel ci xeex bi moo tax ne bi yoon bu ñu génnaatee fa la wure gi dinaan këng
waaw ndax wax bi kon yéen a ngi préparé waat bien sûr pour yëngal bu sax. oh oui mais waa Dugar yi est-ce que am nañ kayit ñoom foofu ñu def. waaw ñoo ko bu baax. bay ba rek këyit la gopp. non non ta question aussi. non mais c'est vraiment xoolal des papiers en bonne et due forme. des papiers ay titre délivrés la am ay bail wala. ay délibérations délivrées par le sous-préfet. délibéré déjà par la mairie. et approuvé par la sous-préfet. le représentant de l'État. dafa dégluwul sax foo xam ne dem na ba mu ay armel. suul nañ fa seen mbokk non mais ñoom ñoo ko moom seen suuf la quand même. dem nañ ba am fa seen i armel ak yëpp. yaa ngi dégg quand même nag nañ wax léegi dama la bëggoon a laaj mooy zone boobu dafa susciter intérêt mooy parce que depuis aéroport ba ñëw fa di ñi njëkk a sax loru mooy ay waa keesu xat waa mbaadaat tey jii lépp lu jege aéroport bi kilifa yi dañuy ñëw bëgg ko aakimoo est-ce que nekkul ni foofu ki fii di wax foofu dafa neex loolu léegi bi sax doo ko jëndi yaa ngi gis est-ce que nekkul ni looloo tax ñu xam ne fii baax na jege na aéroport te c'est bien porté tey wax nga objectif marocain yi mooy ñu nekk foo xam ne tey ji day nekk espace bu baax pour ñoom parce que benn dinañ jege tali bi benn bi dinañ jege aéroport bi benn bi tamit national bi gis nga ni ñëpp fa la ñuy jaar est-ce que nekkul ni loolu tey ji moom indi en tant que yéen cabinet de consultance nan ngeen gisee ni gars yi songee zone boobu noonu waaw zone bi li tax gannaaw hôpital bi intéressé leen lool mooy li nga wax rek déjà sur le plan commercial foofu noonu teeru président Macky Sall bi fa lay jaar autoroute à péage sortie bi net sortie Sébikotane bi mi ngi foofu ci buntu site bi ça bay aéroport bi ma nga fa route nationale Thiès bi mi ngi ci buntu site bi route nationale Mbour bi tu es à 2 minutes route nationale Mbour bi te comme li nga wax légume da nga ko fay sax for ginaar jaru fa dara comme Sébikotane mi ngi à côté voilà donc vraiment ginaar dafa yow non faaw nga am fa kër xam ci dara foofu il faut mu wut fa kii pour di saaf yeggaleel bàyyi ko mu yeggale vraiment sur le plan commercial munoo am un meilleur site que ça dans Diamniadio ak le pôle urbain de Diamniadio bi daanaka mën nañu yaa ngi ci limite bi mooy fi kii bi nekk bëgg a jël waaw fi ñu jël sax nag tey jaay doole waaw ndax tàmbali nañ fa ay tabax tàmbali nañ bu yàgg mais ana population Dugar ba ñoom génn nañ bay bëgg a dee yuuxu nañ ba sonn point de presse man seetaan naa benn marche ak Najir Sagna boobu yow laa gisoon nga nekk seen biir mais man li ma doon jigéen ji moom am na fit de ànd na ñu tag seen morceau yu xonq te waa ji ne du gis yu xonq est-ce que nekkul nii li saa wax dëgg la ngeen changé fem waaw fem bi li ngay changé mooy lan kii comme par exemple yeneen i anam yëpp loru bi njëkk ci population bi lay doon te actuellement je me dis que ne population bi li ñu loru dafa doy sëkk ndax lu mat fukki at ñu nangu say tool yow bayetoo ci say tool nga daan dagg di tabax di jox say doom ci nga daan bay di dund pendant 1 année di fayal say doom ñu jàng ak yeneen si nga daan suturul daal ci gàttal yow lu toll fukki at yoo xam ne nii amatoo revenu kooku boo bëggee tamit ne ko kaa ñu def grève de la faim dafay xaw a metti tamit trop mbir mi daal xam nga lu muy doon dañu def marche bi passé préfet ne doo leen fi def marche loolu la wax ma ne ko nag yow ki la laaj marche association la il t'a même pas demandé une autorisation dafa la ne déclaration de marche ba pare laaj la ne la dafa bëgg gendarmerie ñëw pour la sécurité de tous mu ne du ko def ñu ne ko ok kon baax na fi mu ne nii daal gis nga tëggee ana maire bi dans tout ça ana maire bi maire dama nga fa kuy maire bi Mamadou Moulaye Gueye lu mu wax ci mbir mi moom de boo waxee nee na ba ñuy tiitare yëgul ma ni tiitare yëgul ci maire waaw la fa nekk yëpp nee na yëgul fekkeewut moom foofu la toll waaw te tumaaluma kenn kon ne te population bi ci boppam nee nañ gisuñu benn réaction de la mairie en leur faveur gisuñ ko waaw hormis ça aussi gis nga bi maire passé kan nga xam ne nii moom moo chef gox bi muy le préfet gisuñu benn taxawaayam en face de la population au contraire moom mooy dooleel sax pick-up ndax mooy dooleel 100 millions yi ndax bu ñu demee réunion daf ñu ne xaalis bi jëlee nañ ko 11 millions la pick-up proposé woon jëlee naa ko 11 millions ba 107 millions moom mooy waxal waa occidentaux yi di leen def priorité alors que ñi nga xamante ne nii fii Sénégal lañu bokk ñoom ñuy dëkk fi seeni gox yaa ngi koy wax tout à l'heure depuis 1940 ñoom daal la ñuy jël leen def leen second plan autant pour moi di jël occidentaux yi di leen dooleel est-ce que tamit du nekkul seen ñàkk këyit yu wóor moom moo leen di indi jafe-jafe yooyu non waa chéri am nañ kayitu leer kayit yoo xam ne nii xoola la non le fait ñu def leen di leen teg ci kanam même bu dul foofu sax non jaay doole la
xoolal maanaam gis nga pick-up fi ñu ko joxoon mooy fi gendarmerie bi nekk dara amu fa dañ ko borné woon tey jii fa la malaisiens yi nekkoon ba tabax fa ay villa témoin Abdoulaye Wade ñëw xool xam ne que ñii liñ tabax arrangé wu leen ndax néeg yi nee na néeg yi dafa ndaw te africains yi mënuñu dëkk si néeg yu ndaw ñu ay sénégalais lañ ay africains yi lii arrangé leen mu dàq malaisiens yi même site bi ay petites néeg waaw même site bi la dagg 80 hectares jox ko pick-up mi ngi nii décret présidentiel baa ngi nii ak rapport ko dagg Wade Abdoulaye Wade moo ko daggoon waaw waa léegi ñoom la ñu dagg mënuñu ci yem la ñu dagg ñu leen jox moom laa la ne sur le plan booy dugg si commercial fee moo ëpp importance que fii ñu ba fi fañ leen jox nekk seen président bopp dem fa leen neex d'accord bi ñuy posé première pierre bi man demoon naa fa reportage loolu tax moo tax man ma xam Dougar mais askan wi àndoon nañ ca ci jamono yooyu ak malaisiens yi pourquoi foofu la ban yoon lañ jaaroon ba ak seen mun a accepter loolu yow fan si ngay wax mooy ci gannaaw hôpital bi waaw non du malaisiens yi de malaisiens yi mi ngi nekkoon boo génnee Bargny à gauche mooy fii gendarmerie bu bees bi nekk léegi villa yooyu laa lu tax mooy cité des fonctionnaires lu tax continuer parce que fi cité des fonctionnaires non cité des fonctionnaires mooy pick-up ba tey pick-up moo jógee ci gendarmerie dem foofu tabax fa cité des fonctionnaires mais ba muy tabax cité des fonctionnaires ancien préfet bi fi nekkoon moo woo population bi nax leen ne leen ci 30 hectares yi danañ leen fay ñooñu ne leen d'accord ñu biñu leen ne d'accord ñu woo leen ne leen pour bornage ñëw leen ci site bi ñu xool kenn ku ci nekk fan la sa tool nekk borom tool yi bi ñu ñëwee wàcc sur le terrain pour ñoom dañuy xool ku ci nekk fan la sa tool nekk boobu waa cadastre ngi borné 30 hectares yi gars yi war a tabax waa cadastre waaw ña ngay borné fi 30 hectares yi gars yi war a tabax mais ñoom xamuñ li xew mais madame Ndiaye buñ la déggee dafa mel ni fëgg ngeen ñëpp autorités yi bu wax ngeen ak ñoom mais ba tey nii amul saafara nan ngeen nar a xanaa bu tëb baaxul ngeen tëbi naat nan ngeen nar a taxawee waaw bi yoon de bu ñu tëbaxee bu ñu tëbaatee bii yoon waaw dëkk bi dina yëngu parce que dootuñ ko nangu ndax li ñu gis ci actuellement ci fit réew mi toll mooy balaa ñuy mën a régler problème wala ñu mën cee wax il faut que ay nit dee voilà direct tuuru te nee naa ne bii moom du mën a nekk parce que waa Dougar sonn nañ sonn goo xam ne nii dee du ko fi doot fi am te li ñu bëgg dinañ ko def parce que li ñuy laaj seen droit la dañ leen jaay doole kase tout simplement parce que boo demee ba léegi administration ñoom proposé nañ 100 millions 107 millions léegi waa Dougar ñoom ñaata lañ bëgg pour ñu jox leen ko wala ñoom amuñu ñoom lu ñu bëgg waa Dougar nee nañ dañ leen jox seen i suuf seen suuf la ñuy laaj donc soo doyul dara donc loolu te leer gis nga décret présidentiel bi ñu génnee ne tey jii bu fekkoon ne état dafa jël sa suuf yow au niveau de Diamniadio bu lay fay mètre carré bu ne 10 000 la lay fay loolu décret présidentiel la bu ñu génnee 10 000 francs lañ la war a fay par mètre carré léegi yow bu pick-up naree ñëw na nga nangu sa suuf waxuma nga am titre foncier nii rien de parce que valeur domaniale bi la bu ñu ñëwee 10 000 francs le mètre carré yow pick-up war la jox 1 million 500 matu ko sax 1 million 500 par hectare yow léegi ñi nga toj seen i ay kër ñi nga yàqal nooy def ak ñoom léegi lan mooy tontu présidence de la république foofu la ñuy tëjee parce que nag comme moom bu ñëpp tawee ci moom lañ jëm lan lañ ciy tontu ndaxte bari na ñuy dem ci moom duñ fa jëlee résultat am ngeen tontu foofu ci président je me dis que ne le président de la république tey ay njoñom ñi ko wër kenn da koo respecté wul kenn faalewu ko te kenn du nangu dégg waxam parce que gis nga ci titre bii ma lay wax 86 hectares bi dafa empiété centre de formation de BTP bi nekk Diamniadio le président Macky Sall bi mu koy inauguré moo fa taxaw ne delloo leen borom tool yi seen i suuf kon loolu waroon na fa yam mais le président de la république en tant que président de la père de la nation bu dee moom moo war a taxaw wax ak ay ñoñom def leen nangam te duñ ko faale mais est-ce que moom dina ci mën dara day wax ba pare gars yi ne non xamul li muy wax day wax li muy wax kenn ko faale non c'est vrai d'accord mel na wax waaw ñu bàyyi la nga lancer ce message bu mujj c'est très compliqué vraiment on fait appel au plus haut niveau le président de la république ndax bind nañ ko lettre ba mu jot ko xam na suñu problème fu mu toll accusé de réception waaw et confirmation qu'il a eu le courrier donc xam na suñu problème fu mu toll li ñu dar di yëngal lépp munul nul administration bi yëpp yëg nañ ko kilifa diine yi yëg nañ ko kilifa aada yi yëg nañ ko li ñu bëgg mooy ñu dimbali population Dougar ñu delluwaat ci seeni ay suuf parce que tey metti na nga gis parent boo xam ne dañuy xëy di ko tëj ci kaso bi ndax lan parce que suuf sama mu amoon këyit ba nga xam ne état moo ma ko joxoon ma basé wu ci ba jaay kooku nga koy yóbbu
police tey parce que dañ koo jaay doole waaw ñuy jaabante gendarmerie ak police vraiment fitna bi metti na ñu leen di demander ak di leen ñaan vraiment ñu xalaat tout le tort bi nga xam ne ñu ngi koy def population bi ba ñoom ñu mën a dellu siwaat vraiment ci seen i ay tool ak seen i ay suuf mi ngi noonu kon ñu lay gërëm bu baax di la sant madame Diop Ndiaye Ndour noonu la Diop Ndour Ndiaye mi ngi noonu ñu koy gërëm bu baax a baax moom nag intérêt waa Dougar yu ñu bëgg a nangu seen suuf lay défendre di leen taxawu boobaak tey mi ngi ci ñi ñaan rek yàlla def ci saafara defal leen ndam te mu gën ci ñëpp ajaratu ñu ngi lay gërëm bu baax yow tamit d'accord Omar ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal sa invité di madame Diop Ndour Ndiaye directrice de cabinet de consultance bu CRCI ñu ngi koy jaajëfal ci disponibilité bi dañuy daal dem régie jël sunu tampon xudda bu Sanjoogu ànd ak ganam